donc maa ngi leen di sant d'abord di leen gërëm yéen presse locale bu Bambey bi yëpp ci invitation bi ñu leen invité ngeen ñëw ñu ànd ci ak suñu bureau municipal la première adjointe Alice Diédhiou est là le deuxième adjoint Babacar Sy Mbodj et le secrétaire général woote bi nag li ko waral dañu gis ak dégg ay wax joo xamante ni nii dafa jëm ci institution municipale bi te bu fekkente ne lu mel noonu am na jaadu na ñun aussi ñu jël parole pour leeral askan wi fan yii ñu nekk dañu toog ba ci yàgg ñu am ay information ci benn quartier boo xamante ni ci commune Bambey la ñu koy wax Kër Saakura ñu informé nañu kat am na ay privé yoo xamante ni dañuy may population yi ay lampadaire ak ay lampe yooyu ak lampadaire yooyu nag dañ koy jël ñu branché ko ci réseau Sénélec bi nga xam ne ni mairie ak Sénélec ñoom ñoo koy saytu ñun ñu jàpp ne dimbale population yi baax na parce que jàpp nañ ne ki nga xamante ni day génn réew mi di wuti ay partenaires ñu dimbali population yi ci domaine yëpp bu gisee doomu Bambey bu jóg pour jàppale population yi daf koy sant di ko gërëm mais nag loo gis aussi dafa am yoon bi mooy képp koo xamante ni da nga ñëw pour dimbali population yi jaadu na rafet na pour nga jaar ci mairie bi ne ñun kat ci lii lañ am intention dimbali population yi ñu ànd ci ak yow rafetlu ko sant la gërëm la buñ la ci waree accompagner ñu accompagner la ba ndimbali egg ci population yi parce que yaakaar naa ne ñun population yi ñoom ñooñu tax a toog te lépp loo xamante ni day soulager seeni problème ci la ñuy xëy ci la ñuy gont kon duñu bañ mukk ay nit am ay seeni lamp indi ko ci ab quartier jàpp ne quartier ba éclairage ba na mu war a demewuñu ñu ne dañ leen ciy jàppale mais dañuy bëgg ku koy def aussi nga jaar ci institution municipale bi waxtaan ci ak ñun ñu ànd ci ak yow sant la gërëm la boole la ak suñuy technicien ñoom ñu ànd ak yow ñoom ñi nga xamante ni nii ci loolu la ñuy liggéey ñu mën laa encadrer ba benn jéye du ci am parce que ñun ñëpp a xam ne électricité am na ay risques te réseau bi aussi Sénélec moom di ko saytu ànd ci ak mairie donc responsabilité Sénélec ak responsabilité mairie ñoom ñoo ci engagé kon du ñu nangu nit jóge fee même bu fekkee ne day dimbali population yi ñëw directement di utiliser réseau boobu di ci branché ay lampadaire ak ay lampe te jaarul ci ñun bu jaaree ci ñun dañ koy rafetlu ànd ci ak moom boole ko ak techniciens yi nga xamante ni dañ leen a jël ñu nekk ci mairie bi loolu nekk seen liggéey ñu ànd ak ñoom dem sur le terrain jàppale leen ci liggéey bi ba liñ ci bëgg population yi mun ko am mooy gën a leeral dëkk bi mais bu loolu amul ñu gis loo xamante ne ni xamuñu nature projet bi xamuñu ndax na koy monter am nañ formation bu tax ñu war ko monter te tamit boole ci ak lépp loo xamante ni nii dañ ko war a def ci réseau boo xam ne nii Sénélec moom moo ko moom ñun ñi war nañ ko informer waa Sénélec bind autorité administrative bi fi nekk loolu yëpp pour ñu mën ko def il faut que ñu am ci ay information te comme ñi ko def aussi dañu bëgg a jéggi mairie bi dem def ko ba ñun bu ñu laajee duñ ci am ay information suñu responsabilité moo engagé wu foofu te suñu responsabilité bu engagé wu dañ koy assumer niñ koy assumer mooy arrêté ko ñoom bu fekkente ne dañ bëgg a dimbali dëkk bi ci wàllu éclairage public quartier yooyu nañu ñëw ci ñun waxtaan ak ñun ne ñu lii lañ bëgg ñu encadrer leen accompagner leen ak suñuy technicien pour que véritablement loolu ñu bëgg ñu mën ko defal population yi parce que bañuñu ko ndax population yi lañ fi toogal te lépp luy soulager problème population yi moom mooy fi tax a nekk. waaw problème mu ndox am na ay quartier périphériques yoo xam ne ni am na problème mu ndox mooy quartier yi nga xam ne ni mujjee lotir mais quartier yi nga xam ne nii yàgg nañ Bambey am nañ ndox yooyu nag am na programme boo xamante ni nii ci biir commune bi teg nañ ko pour régler problème boobu ci suñu budget 2021 am na lu ñu prévoir pour loolu yàlla def sax aussi ñu am benn citoyen Bambey boo xam ne nii comme yéene bi ñuy am ñiy teg lampadaire yi yéene bu rafet lañ am
mais citoyen boobu aussi yéene boobu la am mais ba mu am yéene dafa ñëw ba ci ñun dañu man ingénieur hydroélectricien la Bambey laa dëkk am naa entreprise dégg naa ne da ngeen bëgg a attaquer problème mu ndox mi études yi am naa entreprise boo xam ne ni mën na leen ko defal gratuitement ñu rafetlu ko ànd ci ak moom c'est un professeur d'université bu dëkk fii Bambey ñu koy wax Mor Talla Cissé ñu ngi koy sant di ko gërëm au passage ci acte boobu te loolu la ñuy séentu ci ñëpp amul lenn lu nit di ndax def fii ci dëkk bi pour population yi ñun ñu koy bañ parce que développement dëkk bi mooy fi tax toog ci la ñuy yendu ci la ñuy fanaan mais nag loo gis dafa am yoon lépp lu waaye bëgg a def nga jaar ci ñun waxtaan ak ñun ñu encadré ko ànd ci ak ñun duñ ko teree jamais parce que ci population yi lay jëm te am na njëriñ donc bi mu defee loolu moom Mor Talla Cissé dinañu defal études yi fii ñuy waxee tey ñu ngi def études yi buñ defee études yi ba pare ñu jublu ci problème boobu pour que fii ak fin d'année problème ndox boobu nekk un mauvais souvenir te am na sax leneen loo xamante ne am na ci ndox mi parce que boo xoolee Bambey amoon na problème mu ndox bu neex et je pense que loolu aussi dafay réglé wu gis ngeen à travers la ville ñuy gas ay tuyaux yoo xamante ni dañ koy rattaché ci château d'eau boobu parce que université la ñu waroon def ay forage mais yàlla dimbali ni débit bi ñu am mën nañu permettre ñu régler problème mu ndox bu neex bi Bambey parce que Bambey boo xoolee ñaari forage la forage bi nekk côté Waxal Jàmm moom mooy produire ndox bu am xorom bi forage bi nekk fii moom mooy produire ndox bu neex bi léegi bu ñu tëjee forage bi nekk Waxal Jàmm raccordé université ci forage bi nekk fii dëkk bi yëpp dafay am ndox mu neex te projet boobu mu ngi nekk en cours donc bu ñu ko couplé ak li ma leen wax léegi je pense que d'ici la fin de l'année problème mu ndox ce sera un mauvais souvenir fii ci commune Bambey. donc problème mu courant bi aussi comme ni ma ko waxee rek nekkul problème mu changer ay lampe ak ay lampadaires problème mu courant Bambey du loolu Bambey ñëpp xam ne tey ville universitaire la yokku na demande yi ci kër yi yokku nañ bu njëkk da ngay dugg ci benn quartier benn télévision nga fa fekk nit ñi seetaan te da ngay dugg ci kër fekk fa 5 télévision ay frigo matériel électroménager yu jël courant donc bëgg-bëgg yi yokku na alors que li ñuy joxe ci énergie électrique yokkuwul trop suivre bëgg-bëgg yi loolu li muy jur mooy réseau bi day am ay fluctuation maanaam day am moment yoo xamante ni nit ñi buñ branché seen appareil yi da ngay gis courant bi day faible man quartier bi ma dëkk am na heure yoo xam ne boo fa nekkee doo am courant bi dafay faible nit ñi bu ñuy délesté seen appareil courant bi di yokk boobu ak wàññeeku boobu moom mooy tax lampe yu ñu monté day lakk léegi biñ ci waxtaanee ak Senelec ñu ngi wut benn solution définitive d'abord boo duggee ci dëkk bi je pense que boo leen waree di ngeen gis am na ay poteaux yoo xam ne c'est des poteaux en ciment ñu ngi koy def ci dëkk bi pour changer poteaux yi nga xam ne dañ fi nekk parce que poteaux yi risque bi mooy am na jàmm da nga leen gis ñu taxaw mais ci biir max yi dañ ko jàpp loolu sax bokk na ci li justifié ñun ñu arrêté loolu ñooñu doon def parce que par hasard bu ñu jëlee koo xam ne du technicien mu ñëw fekk benn poteau yéeg fekk max yi daf ko jàpp te poteau yooyu ñun identifié nañ leen bu daanoo indi jéyee suñu responsabilité mooy engagé wu te loolu lañ ci bañ donc bu ñu changé poteau yi ba pare Senelec aussi ñun defal nañ leen délibération pour foo xamante ni dañ fay poser beneen poste électrique bu ñu posé poste électrique bi li ñuy jox Bambey ci énergie électrique dina yokk bu yokkoo ba li ñu bëgg ci énergie électrique am nag ñu soor a attaqué problème mu ampoule yi parce que nekkul problème mu ampoule kese ñëpp a gis ne mairie chaque année day changer ampoule mais bu ñu changé 2 mois day lakkaat donc je pense que régler ko une bonne fois pour toutes moom moo gën te ñu ngi ci tànk liggéey boobu Senelec commencé na ko balaa yàgg dina pare incha allah. loolu am na parce que quand même ñun bu ñu sañoon rythme bi ñuy defee liggéey bi gën a gaaw parce que boo xoolee pose poteau yi depuis daaw ñu ngi koy def te couvrir agul dëkk bi yëpp te boo ñëwee dans les différents quartiers di nga gis sax foo xam ne nii dañ fa jal ay poteau yoo xam ne depuis daaw ñu nga fa monté guñ ko kon loolu aussi dañ leen di ñaan ñu gën a gaawal rythme bi parce que buñ ko posé rek ba pare rek pour éclairer dëkk bi niñ ko bëggee du jafe pare aussi am na jéego yu ci am parce que projet ANER bi nga xamante ne nii état moyen nañ ko muy 500 lampadaires solaires 400 yi ñu def ko ci commune bi 100 yi ñu def ko université permettre nañ aussi artères yu dëkk bi yëpp les grandes artères leer na quartier yi nag leeraay bi des na foofu dañ koy nangu te loolu moo am fépp ci Sénégal aussi mais problème la boo xamante ne nii am nañ volonté pour régler ko parce que dans le budget même de la commune de Bambey am na lu ñu prévoir
pour loolu suñ ko combiner action yi Senelec di def je pense que ak ñaan bi nga xam ne nii moom la seen confrère wax léegi ñu ñaan waa Senelec ñu yokk seeni jéego mu gën a gaaw je pense que bu ñu jàppalee ci loolu balaa yàgg rek problème électrification dans la commune de Bambey day nekk un mauvais souvenir. am nañ yaakaar ne daal parce que du ma waxee affaire élection parce que bu ma waxee loolu dafay mel ni damay nekk campagne électorale te man nekkaguma sax ci posture candidat ou non bay nekk campagne électorale parce que man dama bokk ci ab coalition te dama nekk un militant discipliné coalition bi moom mooy déterminer kan mooy nekk candidat moo tax man duñ ma dégg jamais may déclarer ay candidature ak yooyu buñ ci tollee la mais nattuñu ko ci campagne électorale ñaan nañ yàlla balaa boobu problème boobu réglé wu parce que bu dee problème mu ndox mi ñu ngi def étude yi bu dee problème mu électricité ñu ngi posé poteau yi. waaw loolu aussi dëgg la parce que gis nañ ne am na ay lampadaires yoo xamante ne nii oto yi ñu ngi koy commencé daaneel surtout yu nekk ci route nationale bi et dañ koy regretter pratiquement fépp Sénégal dëkk boo ci dem mu am ay lampadaires di nga fay gis phénomène bi mel noonu man barki dem naa Kaolack ba Fatick gis naa ay lampadaires yu daanu tey jii dem naa Diourbel ci tali bi gis naa ay lampadaires yu daanu te ay chauffeurs ñoom ñoo koy je pense que loolu ñaari mbir moo ci mën a am gën a sensibiliser population yi pour que bu ñu gisee chauffeur bu def lu mel noonu ñu dénoncé ko parce que ña fay toog bu ñu gisee oto bu mbëkk lampadaire mais mën nañ jël numéro oto bi indil ñu ko wala ñu indil ko police je pense que il faut que ñu nekk dans une posture de sanction pour que nit ñi xam ne lii ñuy def buñ ko li ñu war a def bu ñu ko deful ñu teg leen ci yoon. beneen bi aussi mairie développe benn programme bu protection boo xamante ni dañuy defar ay grilles yoo xam ne dañuy mën a protéger lampe yi pour que même oto bu arrière wala bu ko naree mbëkk ci grille bi lay yem du àgg ci poteau yi. je pense que réflexion bi lancé nañ ko te loolu aussi dañ leen ciy sant leen ci gërëm parce que à chaque fois que phénomène bi mel noonu am ci dëkk bi gis nañ ko ci seen télé ak seen rajo yi ngeen ciy sensibiliser. je pense que sensibilisation boobu moom moo war a jiitu pour que population yi kenn ku ci nekk def ko sa yëf ba boo gisee ku koy def nga mën ko dénoncer mais aussi mairie dina ci taxaw pour que ñu protéger ko pour que du doo ci mën a accéder ba koy bëgg. ñun jàppale population yi mooy tax rek képp ku ñu xam ne avant ñuy nekk maire ci loolu lañ mës a nekk parce que nous sommes un produit du mouvement associatif suba bu ñu ñëwoon fii à la mairie ne lii lañ bëgg a def pour quartier sàngam pour jàppale leen ci affaire éclairage public dinañ ko rafetlu woowaat leen yéen ngeen ñëw toog ñu ànd ci ak ñoom woone liñ bëgg a jàppale population yi sant leen gërëm leen ci turu population yi ba pare boole leen ak suñu techniciens yi nga xam ne loolu mooy seen liggéey ñu ànd ak ñoom ba foofu ñu encadrer leen pour que jàppale bi mën a egg ci population bi te benn jéyee du ci am parce que loolu moo ñu fi tax a toog